ñii nga xam ne ñoo ñu jiite la ñu war a sikk ñun ndax ñoo ñàkk patriotisme ñoo ñàkk jiital seen intérêt réew ba tax ñuy los gombaanu di jaamu soxla ñeneen ba ñooñu xam am seen fulla bopp ñoom it suñ ñëwee défendre seen intérêt bopp jël alal gi yëpp delloo ko seen réew bàyyi ñu fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay suñuy sët di ko fay. lii ma wax nag dinaa ko firndeel ci ñett tudd naa leen léegi train express régional bi ñaareel bi dina doon autoroute bi nga xam ne moo dox diggante Ndakaaru ba Diamniadio ñetteel bi mooy li nga xam ne mooy autoroute Ila Touba. TER bi tey boo jëlee financement TER bi français yi gannaaw bi ñu woowee waaje mu ñëw ba France ñu imposer ko ba mu signer contrat pour ñu defar TER bi dañoo jël imposer ko AFD agence française de développement daf ko imposer société bi def étude bi na doon société française. moo tax boo xoolee ñoom bi ñu defee étude bi ba pare ak niñ ko tënkee ba nga xam ne pour ay normes européennes la ñu andi pour écarter chinois yi écarter ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne amoon nañu ay offre ni ñu tënkee étude bi dañ ko def sur mesure pour waa France moo tax société yi gagné marché yëpp société française la étude bi nee naa leen Sistra moo ko gagné société groupement bi Eiffage def ak Yapi ñoom it ñoo gagné lu bëri Alstom ñëw NGE ñëw ak yeneen lu ëpp 80% ci marché TER bi ñoom ñoo ko gagné ñu ne déeti ki waay ñoom ñu annoncé Macky Sall bi muy annoncé TER bi yéen ñëpp yéen a ko déglu woon dafa waxoon ñaar yu am solo bu ci njëkk mu ne TER bi 568 milliards lay jar ñaareel bi mu ne jox naa Sénégalais yëpp rendez-vous le 14 janvier 2019 pour inauguration TER bi ñaar yooyu yëpp benn amu ci. tey ñi ma leen tudd ñëpp ci sociétés yi gagné marché yi ndax ñun yor nañu contrat yi ak avenant yi li ci ëpp contrat yi ak avenant yi boo ko dajalee tey TER bi première phase bi rek nga xam ne 36 kilomètres la diggante Ndakaaru ak Diamniadio mu ngi coûté Sénégalais yi 1029 milliards 1029 milliards première phase bi dong laa wax ndax ñeen ñëpp xam ngeen ni ñaari phase la woon Dakar Diamniadio muy 36 kilomètres Diamniadio aéroport Diass mu nar a nekk 17 kilomètres waaye Diamniadio aéroport Diass gëm naa ni sax duñ ko def ndax ñaara waral lool bu njëkk mooy du doon lu rentable ndax benn gare rek lay desservir te boobu jamono nga yóbbu woon Thiès am ñaar wala ñetti gare moo ëpp solo ñaareel bi mooy Eiffage ci boppam bëggu ko te ñoom lu tubaab bi bëggul duñ ko def ndax Eiffage jàpp na ni bu ñu continuer ba aéroport ba boo moytul rentabilité bi mu waroon am ci autoroute bi dootu ko am donc financement bi li ñu waxoon sénégalais yi amul tubaab bi di leen noggatu bi ñu bëggee inaugurer ne forcé ñu inaugurer janvier bi parce que boobu li ci desoon pour ñu dugg ci campagne matul weer fàttaliku leen yéen ñëpp sénégalais dama leen ne woon TER bi pareegul te bu ci Macky Sall fexe ba dugg ci du daw ak électricité ñu fexe ba defal ko ci carburant su dawee ba Diamniadio du dellu si Ndakaaru ne leen woon nag fii ak juin TER bi du dox Sénégal loolu histoire wane na ko juin jot na TER tàkkul ñu joxaat novembre 30 novembre passé na ba léegi gisu leen TER gu tàkk mais bi ñu demee ba ne forcé ñu inauguré ko ci mois de janvier boobu tubaab yi dañ leen doon këyitloo naan leen mun nañ leen yokkal nangam ci financement waaye nag am nañu suñuy société yu ne foofu dañ leen bind ay impôt il faut ngeen effacer impôt bi lettre baa ngi fii di leen defal chantage yu ndaw yoo xam ne boo ko gisee yow en tant que sénégalais da ngay am gàcc kon ci li ñu wax le woon ni sénégalais yi ni TER bi loolu lay jar nee naa la multiplier nañ ko par 2 waa 1000 milliards ñaata hôpitaux la mënoon tabax Sénégal 1000 milliards autorail bi jógee Dakar ba Bamako nga xam ne ñaata gaar lay desservir ci yoon bi fu nekk ñu fa daan taxaw marchandise yéeg marchandise wàcc nit ñi yéeg nit ñi wàcc 1000 milliards ñaata école ak université la mënoon tabax ci Sénégal tey université bi ay chapiteaux lañ fa def mooy ay mbaar même suñu université dafa am ay abri provisoire loolu yépp pour neex France nga jël ko dem def ko ci autoroute bi li ñu waxoon ci financement bi amul li ñu waxoon ci délai yi amul ñaareel bi mooy autoroute Dakar Diamniadio autoroute boobu ci 352 milliards yi mu jar
Eiffage 60 milliards rek la ci dugal wala 61 milliards donc su bëree ba bëri 17% la si Eiffage dugal la ca des yëpp Sénégal moo ko fay balaa may dee ñu naan déedéet Sénégal nangam la dugal li ci des banque mondiale la ko dugal ak banque africaine de développement li nit ñi xamul mooy banque yooyu dañ lay lebal lañ lay lebal da nga koy fay ak intérêt yi kon loolu yëpp jàpp leen ni yéen Sénégalais yéen a ko supporté bu dee da ngeen supporté nag 83% ci autoroute bi Eiffage def ci 17% donc ñu xëy état du Sénégal ne ko yow laa jox autoroute bi yaa koy gérer nu mu la neexee defal ko li tubaab di wax concession mooy yow yaay gérer autoroute bi nu mu la neexee yaay fixé tarif yi nit ñi war a fay lu fa am yow yaay responsable bi jox naa la ko ci 30 ans waaye dégg naa démb am na Sénégal bind article bu am solo ne yokkaat nañ ko sax léegi def nañ ko 40 ans Eiffage di fixé tarif yu ko neex boo seetee tarif yu Eiffage fixé tey boo jëlee tarif bi gën a ndaw tronçon bi gën a ndaw nga jël tarif bi gën a ndaw bi ñu defee calcul yi ci fukki at dinañu amortir autoroute bi totalement mu amaat nag ñaar fukki at mu ci am ay milliards yoo xam ne ci kaw Sénégalais yi di fixer tarif yu ko neex di ko def ni ko neexee te kenn mënu ci dara li ko andi nag mooy lépp loo xam ne dafa jóge ci France lépp li nga xam ne dañ ñu ko imposer Macky Sall ñemewu cee dellu gannaaw waaye li ñu waroon njëkk a def mooy renégocier contrat yooyu ba nga xam ne tey Sénégalais warul fay li muy fay tey suy jël autoroute bi ñetteel bi mooy autoroute Ila Touba ñoom bi ñu koy def spécialiste yu bëri ne woon nañ leen bu leen def autoroute bi parce que du rentable waaye bëggoon def démagogie politique xamuñu ni waa Touba leen gën a yeewu foofu ñu jël xaalis bu dul jeex def ko ci waaye tey lan lañ ci gis mooy ministre Oumar Youm mi nga xam ne moo yor infrastructure temps yële ci mois de juin bi dafa wax ni autoroute bi rentable ndax ñoom bi ñuy def seen calcul taux de rentabilité 14% la ñu prévoir woon mooy autoroute bi war na mën a génne rentabilité 14% te loolu pour mu am ñu ngi ko tegoon ci bés bu nekk yaakaaroon nañ ni nu mu tuuti bés bu nekk 15000 auto dina romb ci autoroute bi trafic dina mat 15000 auto moom ci boppam moo wax ci mois de juin bi ni bés bu ne ñu am nañu jafe-jafe yoon pour jot 6000 auto ci autoroute bi kon xaaj bi sax mënuñu ko am fi mu toll nii loolu nag chinois yi bi ñuy tabax autoroute bi dañ koo teel a xam moo tax ñoom dañu ne dañuy tabax rek waaye bugguñoo gérer autoroute bi autoroute boobu boo ko seetee moom ak bii jëm Mbuur ak yooyu ñun Sénégal ñoo koy gérer moo tax ñu créer société buy gérer autoroute yi daal di créer jël benn décret interministériel fixé seen tarif yooyu ñuy fixé dafa am benn règle bu élémentaire ci lépp lu jëm ci fayeeku mooy boo amee loo xam ne da nga ci war a fayeeku am benn objectif boo fixé ne lii laa ci bëgg a am ñaar moo mun a am soit li ñuy wax assiette bi bëri mooy ñi war a fay bëri bu boobaa nag tarif bi day tuuti mooy li ngay fayeeku kenn ku nekk day tuuti wala assiette bi tuuti mooy ñi nga war a fayeeku bëriwul bu boobaa foo jaar nga def tarif yu kawe pour mun a am li nga bëgg loolu nag moo ñu dal ci autoroute Ila Touba waaye xaalis bi ñu def ci autoroute Ila Touba 400 et quelques milliards mënoon na régler problème mu assainissement Touba nga xam ne saa su tawee foo dem ma ngay taa mënoon na régler problème mu eau potable bi ñuy wax ba ndox mu sell bu ñuy naan biir Touba ak yeneen yoo xam ne farata la woon ñu régler ko ci kaw lii waaye bëgg rek lu neex parce que chinois yi lay lebal dañ lay lebal pare la sama entreprise moo koy def te man maay fay te Chine laa koy fayee directement lii ay firnde la yu gàtt yu wone li ñuy wax suñu perte de souveraineté mooy li tubaab wax naa ko dem sama émission bi li olof naan ku la abali gët fu mu la joxoñ ngay xool te loolu moo ñu dal li ñu dal nag mooy boo koy jël rek ci misaal muy ci autoroute bi muy ci TER bi muy ci yeneen ak yeneen mooy ab boroom kër goo xam ne amagoo kër goo moomal sa bopp gu dëgër
locataire nga sa njaboot léeg-léeg nit feebar mënoo jënd ordonnance ba mënoo yóbbu sa doom école privée parce que amoo loo fayee léeg-léeg suñu añee nga am jafe-jafe jox leen reer waaye ne maa ngi dem banque lebi xaalis bu bari parce que damaa bëgg am benn 4x4 bu bees tàq. loolu moo dal Macky Sall loolu ñu topp tey ci investissement yi nga xam ne du woon priorité. ci jamono jooju am na yoo xam ne farata la woon ci réew mi ni ma ko waxee rek ci yeneen vidéo yi te wax ko ci njëlbeen waxtaan wi bokk na ci paj mi gaa soo seetee ci ni ñu defee classement bi budget paj mi budget santé bi bokk na ci fukk yi nga xam ne moom la ñu gën a jox doole ci biir budget bi waaye liñ ko jox dafa néew ba tey néew na trop par rapport ak retard bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu paju ci biir réew. damay wax ni am réew boo ci nee cëpp ne asalaamaaleykum boo bëggee xam qualité réew ma seetal ndax nit ñaa ngi faju bu baax ak nit ñaa ngi jàng bu baax ndax loolu moo yor ressources humaines te ressources humaines moo yor réew. loo munti am ci alal te amul ressources humaines de qualité amul njëriñ. paj mi nee naa la bokk na ci budget ci fukki budget yi ñu gën a dooleel waaye liñ ko jox néew na boo koy comparer wala boo koy gam-gamle ak yi ñuy def feneen ak feneen ci yeneen réew boo jëlee ci mbirum paj mi Sénégal mi ngi jox budget 191 milliards paj mi budget 191 milliards yooyu day représenté 5,37% ci suñu budget général. waaye boo ko nattee ci PIB bi 1,47% la ci PIB mooy soo xaymaa alal gi ñu am yépp ci réew mi li ñu ne mooy suñu alal gi ñu xayma ci koom lañ ciy jël dugal ko ci paj mi soo jëlee téeméer gu nekk matul ñaar xam nga ni loolu tuuti na ci réew moo xam ne amuñu hôpitaux yu doy dinaa ci dellu si léegi amuñu poste de santé yu doy amuñu centre de santé yu doy ci boobu jamono. boo jëlee ay réew nee nañu comparaison n'est pas raison waaye nag su dee réew yi nga xam ne tey seen système de santé sax am na performance ñooy continuer di jël li ëpp seen budget def ko ci santé boo jëlee lu mel ni États-Unis 17% ci budget mu ngi koy jagleel ci santé bi 17% ci budget boo jëlee lu mel ni France wala Allemagne ñu ngi ci 11% zone Union européenne bi yépp li ci gën a tuuti ci budget ñu ngi ci 6% nga natt kook ñun suñu 1,47% bi ci ñoo xam ne seen paju demewul noonu tey soo jëlee fu mel ni américain bu nekk Amérique mi ngi def $10,000 par année ci sa faju Sénégal mi ngi def $24 ci sénégalais bu ne pour sa faju annuel $24 waa jàpp ngeen ni faju bu baax mën na am ci Sénégal ci anam yu mel noonu néew ma dañuy comparer ak ñu ñu ëpp doole waaye waroon nañu mën a jël lu gën a bari ci suñu budget wàññi li ñu jagleel ay autorail ay terre ak ay autorité yu demee noonu waaye gën a faratal paju sénégalais yi ba foo dem ci Sénégal fekk fa hôpital de niveau 3 bu am qualité la ñuy def ci terre bi rek mënoon na tabax hôpital de niveau 3 ci 14 régions yépp équipé ak personnel bu baax bu ñu recruter ba benn sénégalais dootul paas jóge Bakel wala Fëngëlemi wala Ziguinchor parce que amu fa hôpital bu baax ne maa ngi ñëw Ndakaaru te bu ñëwee Ndakaaru gis ngeen hôpital principal ak Dantec ak nangam mara deytaali tey boo jël ba léegi ci statistiques yi amuñu hôpitaux yu doy boo jëlee ci wàllu hôpital norme OMS yi norme mondiale dafa ne fu ñu am lu mat 150 000 habitants rek waroon nañu ma am benn hôpital de niveau 3 pour 150 000 habitants waaye boo ñëwee Sénégal ñoo ngi am benn hôpital de niveau 3 pour 470 000 habitants donc multiplier ko par 4 kon sore nañu minimum bi nga xam ne moom la ñu war a am pour mun a faj nit ñi boo jëlee centre de santé yi nee nañ la fu 50 000 habitants am rek waroon nañ fa mun a am benn centre de santé Sénégal benn centre de santé la ñu am pour 160 000 habitants foofu it mun naa ne da nga koy multiplier par 3 gis nga gab bi nu mu bëree boo jëlee ci ñiy faj ñi war a faj nee nañ la pour su dee lu jëm ci médecin généraliste laa wax de norme OMS dafa ne 10 000 habitants bu ne war nañu mun a am benn médecin généraliste Sénégal on a un médecin généraliste pour 59 000 habitants kon sore nañu norme yi 6 000 femmes en âge de procréer bu ne
6000 femmes yoo xam ne toll nañ fu ñu war a mën a juree doom nee nañ foo ci am 6000 waroon nañu am benn sage-femme. Sénégal ñu ngi am benn sage-femme pour 10 499 jigéen yu toll foofu. li may joxe yi nag ay statistiques yoo xam ne statistique u ANSD la bu kenn jàpp ni Ousmane Sonko moo koy créé rapport baa ngi fi rapport ANSD 2015 baa ngi fi ay statistiques yu may génne la yoo xam ne yu officiel yu gouvernement sénégalais la. est-ce que jàpp leen woon ni yéen sénégalais yi fii moo waroon doon farata bu ñuy orienter dépenses yi lu dul rek ñu topp ay dépenses li tubaab di wax dépense de prestige wala topp lu war a neex tubaab yi wala topp loo xam ne fa la ñu mën a gën a lekkee parce que yéen ñëpp xam ngeen ni marché yi day ànd ak surfacturation yu doy waar marché bu waroon jar 100 000 lañ koy facturer te saa su ne barki dem rapport ARMP génn na firndeelaat na ko yéen ñëpp xam ngeen ni France lim ñu jaayee terre bi bu ko doon tabax France du jar loola waaye fa la ñu gën a mën a lekkee moo tax ñu ne budget naxaate la budget bi méngoowul ak priorité Sénégal fi ma commencé laay daanele benn méngoowul ak li nga xam ne mooy priorité Sénégal méngoowul ak li Macky digaale woon ak sénégalais yi waaye budget bi dafa firndeel ni ñun amuñu suñu indépendance ci suñuy choix dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci gannaaw duñu dicter suñu choix moo tax chaque fois ma ne sénégalais yi FMI fu mu féliciter Sénégal rek xam ne ni ñu ngi ci guuta xam ne ni jëmuñu ci yoon bu baax ndax réew yu développé wala yu émergé ci fanweeri at yi mujj yépp boo seetloo dañoo mujjoon a fippu bañ li FMI doon leen imposer muy Mahathir li mu def fee mu ko def muy Malaisie muy Lula da Silva li mu def Brésil muy keneen ak keneen ñi am yenn progrès yi ci at yi mujj yépp dañoo dem ba gis ni dictat yi nga xam ne moom la ne FMI di imposer dictat yu baaxul seen réew ba keroog ba ñu fetterloo dañu commencé teg seen réew ci yoon waaye budget bi li mu wone it ma daanele foofu mooy séddoo diggante ay acteurs politiques loolu suñu thème démb bi wax dellu si na ci bu baax a baax loolu nañ ko wéyal ëllëg incha allah ndax nañ dellu ci thème buy gën a wone suñu ñàkk moom suñu bopp ak nit ñuy nootee ak nit ñuy naxee ndax nañu aborder lii nga xam ne mooy bor bi te ñoom bëgguñu ko wax ci bor bi gi seetlu ngeen di Macky Sall ko wax ci bor bi rek mu mer suba nag nañ ñëw wax leen bor bi la ci ne ak li tax ñu ne boru Sénégal gi jaaduwut ak nit ñuy tënkee ci bor bi gannaaw bu ñu xamee ni tey mën nañoo fayee ko ci suñu pétrole ak suñu gaz ñu ngi leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh